L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. salaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te indiwaatal leen seen yeneen xibaaru Actunet tey nag dañ koy daal di ubbee ak xalif général des Mourides jox na ndigal ñi nga xamante ni ñoo di ay taalibeem pour rek ñu continuer julli bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon julli foofu noonu ci Touba ginnaaw ba mu waxtaanee ak njiitum réew gi ba pare waaye nag nekk na décision boo xamante ni nee na taalibe yi laataa ñu koy appliquer nañ xaar ba président de la république waxtaan ak nation à 20h ba noppi maanaam bëggu koo jiitu ci li nga xamante ni moom la war a def donte sax waxtaan nañ ci ba pare. ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci kawteef bi nga xamante ni moo xewoon ci district sanitaire bu Kër Massar ab benn ndaw suñuy woowee Soda moom moo fa sàccoon ab bébé waaye deful ak diir laata yoon di ko teg loxo ngénte bi nag démb la woon waaye journal L'Observateur daal di koy teewee dem di waxtaan ak yaayu xale bi ci boppam lan la xalaat ci li nga xamante ni moom moo fa xewoon waaye nag dafa choqué comme bu daloon beneen parent tamit ni ngay choqué waaye li ko leerte wóor mooy nee na mënul accepter teesu kii nii di Soda dafa amee problème mu bopp ndax ku amee problème mu bopp doo tekk dil bu setee nii maanaam tromper ay vigile fexe ba lijjanti sa blouse ñëw tamit tromper ki nga xamante ni moom moo di borom këram fexe ba nelawloo ko dugg tromper ko moom ci boppam mi nekk yaayu xale bi jël xale bi daal di dem yoonam nee na ko loolu ku amul xel ba mu mat sëkk mënoo ko donc teesu dafa amee problème bopp nañ ko tegee ko nële te ñu yeddu ko daal mu bañati koo def waaye tamit teewul ni yéenewu koo kaso. bu ñu ñëwee ci Khady Diop nekk 15e personne biñ ni moo ñàkkee bakkanam ci jàngoro yi coronavirus nekk na loo xamante ni nag borom këram nekk maître coranique mënu koo dékku ndax nee na kii nii di soxnaam 4 ans ci ginnaaw ba muy accoucher benn ci seen njaboot bi ci la amee woon problème mu kër boobu ba tey nag médecin yi ñoo ngi ko doon wax mu daal di koy opérer na mu gën a gaawee waaye boobu ba loxo jotul ginnaaw waaye teewul tamit ni mi ngi doon dajalee xaalis pour mën a amal opération boobu waaye alxames ci guddi ga ci la def benn crise ñu mu leer ko ni nag crise bi nii problème mu kër bi la ba mu ko yóbboo hôpital ñu daal di koy confirmer ni këram bi moom moo am problème ci àjjuma bi ci la ñàkk bakkanam ñu daal ni ko jàngoroy coronavirus moo ko yóbbu donc moom mënul concevoir ne kii nii di soxnaam Khady Diop en moins de 24 heures am na ci jàngoroy coronavirus bi ba jàngoro bi daal di koy yóbbu te ba mu ko indee hôpital dañ ñu ko problème mu kër la woon teg ci médecin bi ko jox certificat de décès bi nee na ko donte sax ñoo ngi waxu jàngoroy coronavirus waaye jàppal ni lu yóbbu sa soxna problème mu cardiaque ci la bokk donc loolu nekk na ay information yoo xamante ni joxe na ko tey waxaate autorités yi ñu xool seen test bu baax a baax. bu ko defee ñu daal di wéyal xibaar yi fële na ci Vélingara ab soxna soo xamante ni nag mi ngi âgé de 48 ans ginnaaw ba mu defaree waa këram xëdd ba pare ci lañ ko gëjoon a gis ba suñu joon yàlla tey ji waaye vers 6 heures du matin ab benn voisin boo xamante ni da doon root ci teen bi moom moo ko gis muy lapp ci biir ci lañ gaawantu woo sapeur pompier ak waa police lan moo ko fa dugal nag kenn xamagu ko ba xam moom moo fa dugal boppam wala dañ ko fa dugal loolu yëpp kenn xamagu ko waaye li wétu wóor mooy enquête bi ubbi nañ ko pour xool lan moo waral jëf ju ñaaw jooji. waaye polémique bi nga xamante ni moom moo xew ci diggante Taib Socé ak kii nii di Ahmed Khalifa Niass ginnaaw bañ ko invité démb ci plateau confrontation bu Bijou Pata moom nag tegalaat na ko kàddu yi nga xamante ni kii nii di Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ko ginnaaw ba mu jaaree ci plateau boobee te mu doon wax ni kii nii di Taib Socé kenn waru ko woon a defaral téléthon bu fekkante ni moom moo tooñ dañ ko waroon a bàyyi mu tëdd ci kaso bi. Taib Socé nag rafetal na kàddu yi nga xamante ni wax na ko ci Ahmed Khalifa Niass xamal na ni ko magam la boo xamante ni yàgg na ko rendre service ba tàyyi waaye ci li nga xamante ni rek ci la gën a yëkkati ay kàddoom moom Taib Socé muy que ni ñi mu sekkaloon coow bi maanaam li waraloon ñu koy toppee coowal 100 millions de francs CFA
ñum ko sekkaloon yoon ñoo ngi leen di teg bët saa su nekk di xam fi ñuy tëdd ak fi ñuy yeewoo di xam seen ay moyens de déplacement, waaye dafa jàpp ni justice moom moo leen di protéger bàyyi leen ci biir ñemewulee naa teg loxo. waaye nag yëkkati war na kàddu boo xamante ni sax Bijou Pata moom moo ko si jotoo xelam, ndax mi ngi koy yëgal, mi ngi doon wax rek ni moom Tayib Socé bis bu jàkkaarloowee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko teggoon noonu nakar boobu am na fitu sax daal di leen di jam fetal ndax justice defalu ko li nga xamante ni moom moo di yoon. Bijou Pata nag wax na ko ni en tant que prêcheur, nit boo xamante ni da nga jàng alxuraan ñëpp di la déglu saa su nekk war nga mën a am xolu jëllale tey jéggale te xam ne lii lu fi jaaroon la, te sax sénégalais yi soutenir nañ la ba nga génn ci phase boobu, donc fàtte ko te xam ni nattu yàlla suñu borom la rek bu fi jaaroon. donc polémique bi ñëpp doon bind ci Tayib Socé depuis démb loolu la woon, mi ngi xew woon ci plateau confrontation. ginnaaw ba ñu déclaré ni kii nii di suñu njiitum réew Macky Sall day waxtaan ak askan bi à 20h boobu ba tey nag ñu bari ñoo ngi wax ci mbirum ubbiteem juma bi, ndax déggal nañu kii nii di xalif général des mourides dox ndigal ñi nga xamante ne ñoo di ay taalibeem pour ñu ubbi waat jumaa yi, donte sax nañu xaar ba président bi prononcé wu ba pare. tey nag Sénégal mi ngi xëy di fësal ki nga xamante ni moom moo di Imam Kanté nag yëkkati na ci ay kàddu joxe ci li nga xamante ni moom moo di position. moom jàpp na ni jamono ji bu fekkante ni dañoo war a ubbi waat jumaa bi continuer li nga xamante ni moom moo di julli bi, nekk na décision boo xamante ni dafa prématuré, maanaam jotagul pour ñu jël ko, ndax l'islam waxul benn yoon ni da nga war a dem ci jumaa bi di julli ji ba pare di jël ay risque. donc laataa ñu koy def nañ ko xoolaat ko, maanaam position daal mooy jamono ji nañu xool naka la ñuy mettre nit ñi à l'abri ba pare ci pandémie bi nga xamante ni moom moo tukkal jamono, laataa ñuy wax ubbi waat li nga xamante ni moom moo di jumaa bi, ndax gis na ni risque bu mag a mag lay doon. bu ko defee rek ñu daal di wéyal xibaar yi ci jàngoro yu coronavirus bi fële na lee ci bitim réew. bu ko defee ñu daal di koy ubbee ak réewum France, jamono ji nag nga xamante ni ñoo ngi waxtaanee déconfinement, donte ñu ci bari d'accorduñ ci lu ci mel ni parents d'élèves yi ñi dañuy déconfiné ubbi waat école yi, ñu ci bari d'accorduñ ci, nee nañu pare guñu pour jël seen ay njaboot di leen bàyyi ñuy dem école ak pandémie bi fu mu toll. waaye tamit ci Assemblée nationale ñu ci bari voté nañu ni waraguñoo déconfiné réewum France ndax situation fi mu toll c'est très grave. waaye teewul ni kii nii di Macron mi ngi dëggalaat position bi mu jël lekk, ba tax na ñoo ngi commencé def distribution des millions de masques foofu noonu ci réewum France pour que malgré déconfinement bi ñi respecté li nga xamante ni moom moo di mesures sanitaires yi. waaye ci biir reprise boobu noonu gis nañu lu ci mel ni ay salon de coiffure commencé waat nañu seen ay activité, waaye lépp ñu teg ko ci règle yi nga xamante ni moom la fi autorité yi teg. bu ko defee ñu daal di koy wéyal ak réewum Espagne nga xamante ni ñoom nag ñoo waroon nañu ko déconfiné wu sax ak France, ndax ñoom ñoo ko njëkkoon a waxtaanee. waaye ginnaaw ba ko autorité yi daal di étudier gis nañ ni jamono ji buñ ko defee dina nekk ay risques yoo xamante ni day gën a suuxal koom-koomu réew mi. loolu moo waral nag ñu daal di leen yokkaatal quelques jours, mais ci biir quelques jours yooyu ñu leen yokkaatal may nañ leen pour ñuy génne di dem defi sport wala ñuy génne di doxantu ak seen njaboot yi wala seen ay xaj yi ci biti, sans pour autant nag ñu yàgg ci biti, ndax gis nañ ni yeneen mesures yi nga xamante ni autorités yi moom moo nekk seen xel bis buñ ko mettre en œuvre waa Espagne dinañu mën a génn reprendre li nga xamante ni moom moo di seen ay activités sans problème. waaye fële na la ci Royaume-Uni ginnaaw ba ñu gisee ni seen déconfinement nekkul loo xamante ni jotagum na pour ñu def ko, ndax étudier nañ ci loo xamante ni bis bu askan bi génnaatee rek seen ay nombre de cas dina gën a yokk te seen ay nombre de morts tamit dina gën a yokk, dinañu dem sax ba nekk l'épicentre de l'épidémie. loolu moo waral ñu daal di prolonger waat seen déconfinement ba le 1er juin par mesure de prudence. bu ko defee ñu daal di dellu si waat ci réewum Sénégal tey ci 11 mai 2020 bi. ginnaaw ba ñu amalee lu toll ci 917 tests 177 ci ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus bi mu nekk 169 contacts 8 cas communautaires, waaye 65 ci ñoom seen wér-gu-yaram mucc na ay ba ñu delluwaat seen kër yi. donc bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla yi tey ji lu toll ci 1886 personnes am nañu jàngoro ji fii nii ci Sénégal, 19 personnes décès benn évacué, 715 personnes guéries, waaye 1115 sous traitement. ñuy ñaan yàlla rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo jotoo faatoo ci jàngoro yu coronavirus bi fa ñu jëm gënal leen fa ñu jóge, te ñi nga xamante ni ñoom la dal nekk ci hôpitaux yi yàlla daal di fëgg seen bopp ba ñu mën a delluwaat ci seen njaboot gi. donc mbokk yi l'heure est grave bu ñu demee bay am lu toll ci presque
200 cas par jour ndax 177 soriwu ko dara. donc ku ci nekk nag jot na nga gën a fagaruwaat ci sa bopp te xam ni jàngoro bi mu ngi fi te ku nekk yaa mën a aar sa bopp. bu ko defee rek mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru Actunet di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba suba incha allah.